tàngal bége jinjeer ndoxu waalo boisson punch Orange ak agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie di AME ñoo leen di may seen émission ndekki li l'émission parce que je waxal ak Maodo non c'est bon c'est bon yow bàyyi ko karaw nu ñu koy waxee ci tubaab karaw defal nànk Maodo Oustaz lan la yow yaa ngi ci sa français ni ma koy waxee du baax rek waaye da nga xam li ma bëgg a wax moom mu ngi ci anglais yow itam bàyyi kook français te nekk ci sa anglais yow itam welcome thank you voilà mu ngoog ke coow du jib léegi ngir tëj débat bi Better wake up in the morning time. Nico di la jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy number one. Ndekki li man moom lay déglu Sud FM. Yeah. Salaamaaleykum Sénégal man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki li ak maam Nicolas jërëjëf. Ayo Mongo 98.5 le choix de la différence et la première radio d'information du Sénégal. Bonjour, comment ça va chez vous? Ça va très bien chez nous, merci beaucoup. Comme d'hab, c'est un plaisir que de vous accompagner tous les matins à travers votre émission préférée, Ndekki li, émission Nandite yi, comme dirait l'autre, l'émission qui fait le buzz, n'est-ce pas? Ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nekk Dakar, mais également à l'intérieur du Sénégal, puisque Dakar n'est pas le Sénégal, n'est-ce pas? Vous qui êtes sur l'international également, ñu ngi leen di béggee parce qu'on reçoit tous vos courriers d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'ailleurs en Afrique, et on ne cessera de vous en remercier. Vous êtes bien sur la première radio d'information du Sénégal et vous avez bien fait. Sud FM, c'est une radio qui vous accompagne ainsi à travers l'émission Ndekki li, émission Nandite yi, et nous sommes en compagnie également des sponsors leaders qui vous accompagnent et qui vous offrent l'émission leader. Mais on n'est jamais leader par hasard, vous le savez bien entendu. Mais je ne suis pas seul non plus, n'est-ce pas? Je suis en compagnie de seeni soppe ñi ngeen di bëggee ci réseaux sociaux yi ci TikTok beek yu ni mel ñu ngi leen di sant di leen gërëmati bu baax a baax yéen ñii sopp Oustaz Maodo Faye ak Serigne Mbacké Sylla bu ma neexee ma ne kon Maodo Sylla bismillah bonjour. man de Faye laa sant wax dëgg yàlla Sylla nag baax na lool ndax dama am man sax am na fa ay mbokk yu mam yu sant Sylla yu ma jege lool. waaw yu ma jege lool sax ci wàllu ndey waaye daal. bool yi moom. ndeysaan c'est que maa ngi leen di Oustaz ni nga tàmbalee nga ne man sax non man Faye laa sant waane pourtant am naa sax ay mbokk Sylla en fait da nga nekk di hésiter entre nangook bañ a nangu quoi. non c'est que dafa am ko dend fi ne ci mbooloo mi ko sant Sylla moo tax te xamul mu ko bëgg a wër ndomb te mënu ma ko wër ndomb. am na daal ku doon woy daan teel a nangoo neex. dama ko bëggoon a wër ndomb ndax dama am ñoo xam ne sant Sylla te samay mbokk lañ lool jege ma lool te xamul nu ma leen di def fi ñu toll nii te boo demee sax ñu ngi may déglu fii ba jëleerlu Sylla kay am naa fay bokk moom kay xam naa man damaa sonn rek man kay farkal waaye nag naa muñ rek quand même naa muñ rek di la nuyu bu baax a baax di nuyu saa Bawol di nuyu Bawol yëpp Bawol xam nga nag Bawol yi war nañ maa fay dama leen defal publicité waaw bu ma nee saa Bawol xam nga baatu Bawol boobu dama ko war a dagg xam nga saa lan laa war a wax parce que saa leneen rek bu dee da nga maa bëgg a jëlee Bawol foo ma yóbbu sama gille yi moom am na problème yi gille yi baaxul tànk yi baaxul gille yi kat benn tànk bi daa jékki-jékki rek yàq noos gi yëpp gille yi teggaate kii comme daa mel ne moom daa mel ne Chinois la de bi kii kay cere xam nga cere yàq na affaire nag yàq na deal en tout cas maa ngi nuyu taximan yi di nuyu ñëpp dossier Maodo lu rëy loolu de man du ma la wax dara dama xam ne li nga takk baaxul rek di nuyu Sénégalais yëpp boo moytuwul sa cat moo ko toog qu'est-ce que kii moo sa àq moo ko daw sama àq ko daw bàyyi ko foofu rek ni ma ci sonne woon da ci gille yi benn tànk xam naa da la waajaloon lu garaaw tey far nag xoola sa àq dal ko rek xoola gille yi ne ko noonu muy sol muy wadd tànk bi di damm tànk bi benn tànk bi jékki-jékki rek kollarte ko bi waa man sama gille yi lii rek moom cat la moom en tout cas nuyu naa ñëpp est-ce que kii waaw baax na léegi ala Serigne Mbacké Sylla SMS bismillah lu may waxati xanaa di masawu rek di wax ngi masawu ma sama gille yi ndax daa dem ba ci digg bi gille yi benn tànk bi kollarte ko waaye maa ngi lay nuyu Nicolas di nuyu sa njàmbur di nuyu ñëpp jërëjëf Serigne Mbacké Sylla da nga xam ne tooñ baaxul SMS tooñ baaxul kon Maodo nag maa yéene sama gille yi tànk bi yow bii de moom yéen naa la ko gille yi ba ne baax moom yéen naa la ko xam loo ko jëndee fanweer billaahi xam nga nag waa ji nee na ma
daa bàyyi noonu. weer yi kay dafa naan rek bàyyi am na yoo xam ne jërëjëf. wallaahi nañ bàyyi mu sedd. dafa teel daal garaawut. dañ la utal gile ko laa ngi ree bay wax ko dara na bàyyi noonu. doo bàyyi. waaw utal may dañ la utal gile léegi bu ñu génnee vraiment gille yi non parce que gile yi tamit li mu def du dëgg du yoon yoon de. genre yi nii ñoo lay indil gàcce billaahi quand même billaahi. sànni ko ay chinois loo ci jënd dem ba ca marché ba non mais yaa ngi may topp ba ma sës de kuy wengali gilleem di càkk-càkkal gille yi tànk bi dam nga may kaañoo nii. mais nag di ko la sérieux quoi. billaay xool mu ci kontaane man nag dama doon wax ne Maodo moo ma kontaane ni mais nekk ni ko mii. mais Nicolas ce n'est pas sérieux parce que nag xanaa bi mu ngi daanu dafa daanu ba naax bàyyi ko mu jàll mais bal bu sedd quoi. billaay xam gille yi ni ma ko aje woon dafa naa se. ndekete woo baaxul. fi ma ko lonkoon ndekete tànk bi daa yam. c'est que li tax may ree may jooy maa ko xam parce que en fait c'est que yow filoo action oustaz Mbacke ni mu dugg see ak aalu bi tey ci kii bi xoolal jigéen ma noose bi waaw di doose ak di bonde ndek woo tànk bi dam na billaay ndek sama weer yi sëñ bi du weer yi dara rek weer yi moom rus weer yi kay defu la dara jërëjëf ñu ngi dellu di leen nuyu ak di leen bëggeek di leen ziar di amati mbégte ñu joxante dig daje en direct vidéo ci sunu chaîne YouTube ak sunu page Facebook mën ngeen ñu fa seetaan jamono yi ñu ne laata ñuy tàmbali waxtaan wi tey ci suba si te waxtaan wi dina leen amal solo lool ndax xam naa ne Mbacke ak Maodo lañ ca nar a wax waane yéen itam seen i contribution kilifa yi ñu ngi koy seetaan live en direct ci YouTube beeg Facebook bi lu ngeen ci contribuer dina leen amal njëriñ damay tàmbalee tonton El Hadj Tandian Diouf tey la son anniversaire man je suis né le 10 avril tonton El Hadj Tandian est né le 10 mai donc voilà le 10 ñun daal ñooy tiimu 10 yi donc tonton El Hadj Tandian Diouf ñu ngi koy souhaiter happy birthday longue vie santé prospérité mais tout le bonheur du monde parce que vraiment kenn du tonton El Hadj Tandian Diouf bokk ci samay conseillers ci émission bi di ku baax waaw ku baax la ma borom xam-xam la itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bari na nag lu mu xam lool ci Sénégal ci fànn yu bari sur le plan politique sur le plan social nekkit koo xam ne kii xam naa ni am na une fidélité de fer ci rajo bi 24 sur 24 daf ñuy déglu et parce que lui il n'aime pas les détails moom dafay dox ci principe quoi moo tax te nag man am na lu ma seetlu ñu bëree bëri comme ni nga ko waxee kilifa yi ñoo xam ne ay kilifa lañu yu am solo sax ci fànn bu ne dañ may faral di wax ne ma Sud FM am na benn affaire benn ligne bu nekk ci ñoom ba leen xamee 94 ba léegi mooy lépp loo xam ne lii ay falaa la ak yu ñàkk fayda daal yoo xam ne boo ko jëlee dugal ko ci rajo bi yooyu moom du fi jàll moom noonu nag mën nañoo toog ni waxtaan ci suñu biir waaye ay détails moom maanaam duñu ay détaillants waaw voilà nekkuñ ci marché Sandaga quoi ñun ay grossistes lañu waaw kay détaillant rek moo nekk marché Sandaga waaw quand même ak Bawol loolu itam mën naa ñàkk daal waaw ak Bawol loolu ci mën naa ñàkk tey moom wala marché ti leen tey moom xamu foo teg si cumikaay yi mais rek maa jekku baax yow togal fële tey maa jekku gannaaw yow dañ laa jekku yi itam dañ maa teel a jekku daal yow itam bul benn problème dañ maa teel a jekku bul utal sa bopp waaye nag jékki-jékki naan détaillant yaay nga naan nekkuñu marché Sandaga day mel ne marché Sandaga baax na léegi oustaz wax nga ak Bawol c'est bon pare naa ci voilà pare nga ci waaw donc tonton El Hadj non Tandian moom maa ngi koy souhaiter vraiment anniversaire bu baax a baax yàlla may ko gudd fan ak wér ku baax la wallaahi tonton El Hadj Tandian Diouf dundal tons ñu ngi lay nuyu di la bége di la ziar mu ngi fan sax defe naa Louga la nekk de wala Kaolack voilà mu nga Kaolack voilà mu nga Kaolack di ñu déglu di ñu bàyyi xel waa Kaolack d'ailleurs ñu ngi leen di nuyu ainsi que waa Louga waa Saint-Louis waa Ziguinchor ñoom ñëpp sunu ay station régionale yooyee dañuy faral di synchroniser ak bu Dakar waxtu wi bu jotee fàttewuma waa Diourbel n'est-ce pas ñu ngi leen di béggee bu baax a baax ci déglu bi waa Mbour Thiès tout ça merci à nos stations régionales Sud FM Sen Radio. Alors, exactement 11h20, une fois n'est pas coutume, nous démarrons avec la une de Sud Quotidien de ce mardi 10 mai 2022. Législative 2022, Alliance Yewwi, Wallu contre Macky. L'opposition joue le coup KO. Il y a benn éclairage bu am solo ci dossier ku mag kookoy ñu naan Ababacar Fall bu GRADEC di expert électoral am na jàngat bu am solo bu mu ci def mais loolee daañ ci ñëwaat parce que élection yi de toutes les façons coow li moom du jeex fii ba élection yi di am. leneen lu ma intéressé ci une Sud Quotidien mooy vol de câble de signalisation sur la plateforme du TER à Mbao. Une catastrophe ferroviaire évitée de justesse. Voilà la une de Sud Quotidien du jour qui m'intéresse. Et puisque nous en parlons, mais nous allons en débattre. Yéen itam ci YouTube beeg Facebook bi mën ngeen ci indi seeni contribution dama bëgg ñu daw Sud Banlieue rapidement fekk ji fa Alaaji Moussa Thiam demoon na foofee loolee xewee daal di ci def reportage ñu déglu Alaaji Moussa Thiam dellu si. bu nekkoon dispositif de surveillance bu mucc ayib teguñu ko woon ci wàllu teer bi jamono ji nag ñoo ngi dund musiba baba kumba bu jégg dayoo ay samba boy ka ñoo daal di bëtt lii di grillage sécurité
terre bi foofee ca forêt classée bu Mbao dagg li sàcc câble bi nga xam ni nag moo di câble de signalisation bi jokkalante ñi di waa terre bi centre opérationnel bi directeur général bu APIX nag bu ñëwoon saytoon mbir bi nag di ko naqarlu. xar gu rëy ak tiitaange démb ci guddi ñi ñëw dugg ci xàllu TER bi sàcc ay câble dañu dagg fil yoo xam ne fil yooyu ñooy piloté train bi di ko rapporté ci centrale boo xam ne foofu lañ koy def supervision bi dagg ci 60 mètres yóbbu ñi ko def xam nañu li ñu doon def bu baax a baax parce que demuñu ci câble haute tension yi fi ma taxaw ni am na ay câble haute tension yi ma jege acte de vandalisme la acte incivisme la ak aussi acte criminel la mënoon nañu am accident ferroviaire ci train boo xam ne Sénégal yëpp ñoo ko ŋànk accepté ko di ko jël bu demee boo xam ne système bi nekkul fiable nga dagg câble bi train bi dugg ci biir zone bi ñaari train mën nañu mbëkkante train bi mën na génn zone bi TER dafa am système sécuritaire moderne musiba nag ci lu tuuti lay commencé lii il faut mu dokk il faut mu arrêté. ci ñaareelu yoon bi nga xam ne nag moo tukkee ci Rufisque Diamniadio daal di wut si Ndakaaru foofee nag la jiyee ji amee daanaka sax TER bi su eggee ca niveau boobee fanweeru kilomètre heure rek lay daw loolee nag ngir ay dogal jógee ci wàllu sécurité. wuuteeg nag ci yoon bu njëkk bi nga xam ni mooy tukkee Dakar nag jëm ca Diamniadio foofee nag li nga xam ni moo di saxaar si daal moo ngi daw vitesse am normale bi di 160 kilomètres heure. jamono ji nag situation bi indi na gàllankoor lool ci ñi nga xam ne nag ñoo di askan wile daanaka lu toll ni fukk ak juróomi junni nit jot nañoo am jafe-jafe pour dem Ndakaaru rek ndaxte situation bi ni ki mel. train bii daw nii 30 kilomètres la parce que ci zone bi la ñu daggee câble ba mu dem ba ci kanam mu soog a dawaat ci vitesse normale bi ci bële voie gis ngeen ko dafa jaar léegi daw ci yoonu normal bi ci voie normale bi ñu war a taxaw bañ lii xaw ma lu tax ñu def ko xaw ma lan mooy seen yéene du njëgu wala alalu 60 mètres de câble moo tax ñu ñëwoon. njiitu kër googee di APIX nag di daral xel yi di jàpp ni nag ni situation bi ni ki mel daal dana dellu à la normale fii ak suba xam ne ni rek benn plainte daal nañ koy déposé loolee rek ngir jéem a xool daal ñi nga xam ni ñoo def jéey ju ñaaw jooji nuñ leen di tege loxo El Hadj Moussa Thiam mënuñ joti xibaar yi fii ci forêt classée de Mbao pour rajo Sud FM. jërëjëf Alaaji Moussa Thiam di sunu ndaw la ñu toogal ca sud de banlieue demaloon ñu noonee ca la xew ca forêt classée bu Mbao démb daal di ñu ko jottali ndax yàgg naa dégg Maodo Faye naan wax ci loo xam. moo tax mu dem à la source ngeen dégg noonee intervenant yi lu def waxul lu ay di jàmbat démb ak tey réseaux sociaux yi d'abord démb dañu xëy réseaux sociaux yi ñu bëri di partager le fait que TER bi train yu bëri dañoo taxaw ñuy kaas waaye kii tracasserie yi boobu ñu bëri comprendre guñu woon ndakate yoo am na lu ko waraloon muy acte bu doy waar oustaz Maodo Faye. waaw xam nga loolu day xaw a mën a day xaw a taqaloo ak li ñu doon wax démb ci ak mbon ak ya ci ajoo wàllu société bi ni mu tëddeeg yu demee noonu amul benn société ci àdduna bi boo xam ne bi amul ay sàcc ak ñuy jëf ju ñaaw ak yu bon ak ñuy reyante Amérique am na fa am na Europe am na Asie am na fu ne waaye dafa am loo xam ne lii boo ñu ko def li Muntaga si wax lu am solo la dafa ne ñii li ñu dagg ñu ko def dañ koo xam nga man mi tey boo ma joxoonu paaka ma dem di dagg ay fil mën naa dem ba dagg fil ko xam ne day tàkk sama kaw waaye nañ def ñoom ba ñoddati ko ba gas ca suuf ba xam lañ soxla fa mu nekk ba noppi dagg ko yóbbu ko bu ko gendarmerie ak police toppee boo def nag ñu xam birëb boobu lañ ndax man mi tey ji boo mu yóbboon forêt Mbao na ma sulil ma fi suuf li nekk xaw ma ko ñoom nag nañ def ba xam ne fee la suuf kii ne ndax affaire dañ koo gas de du ñu jekki rek dagg de dañoo gas ba gis ko yëkkati ko ba mu taxaw ñu door ko dagg kon ñooña li waa ji wax ne ñii dañoo xam fii dëgg la kon nag ñetti laaj daf ci daal di génn ñumu ndax ñu bokkoon ci liggéey bi la ñumu ndax ñun fa dàqoon la ñumu ndax ñun waroon a recruter te recruter wuñ leen ñumu waaye ak loolu lépp nag bu jàllee ba noppi ña ko doon def li ñu tuddee patriotisme amuñu ko te lañu c'est-à-dire incivisme ñooñu xam nañ sax luy mot patriotisme lu muy signifié tamit dama yàq samay wax nga dëgg ndax ñiy def loolu sax xam nañ wàllu civisme loolu nit maanaam nag loolu dëgg la civisme ndax civisme xam nañ lu muy teg yooyu tam waaw dëgg la moo tax man damaa noppi man Mbacké wax na dëgg waxal ci lu ñu xam parce que boo waxee civisme patriotisme ñi ku def lii kat xamul moo yooyu lu wax dëgg yàlla xamu ko xëy na kay ñi ñuy déglu xam li ma bëgg a wax mooy damaa bëgg a wax na ñooñu lenn luy defarum réew wala lu koy jariñ wala ñoom xaw ma fuy defar réew mi waaye bu réew mi yàqu ñoom ña koy yàq ca la ñu bokk waaye ña koy jooyante moom du ñii ndax kuy defar kuy yàq ca la nga xam ne ñoom d'abord li ñu yàq moomuñu ko Macky Sall moomu ko TER bi Macky Sall moomu ko 17 millions sénégalais yi ñoo ko moom réew mi ku fi mën a nekk tey ji ëllëg nguur googa bu jàllee TER moom day continuer di dox moo tax ñu nag ñu war a jàng ñun itam ak ñi ñu ko sañ a wax protéger lu nu moom lu ñëpp bokk kenn du ko yàq nag ci nu toll nii parce que tey gouvernement bi fi jógewoon tey Macky Sall jóge fit TER bi moom day xel di wéy di dox
Mansour Faye mii ñu ko dénk bu fi boobu tam moom terre moom day dem beneen ministre ñëw lu bu ñu defoon lu ñëpp bokk voilà ku ko bëgg a yàqal ñu la coppeet ne la pëy fële waaw kenn waxatu ko solidarité boobu tamit manqué nañu waaye daal li ci mën a am mooy lii ñu bokk ñun ñëpp boo ñu ko bëggoon yàqal ñu ne la coppeet ne la pëy xanaa loolu coow du jib waaw mais mën naa am nag xëy na tam bu ñu defee enquête yi mën naa bu àggee ba ca njob waxtaan la ñu jàpp leen mais daal ñii moom dañ yàlla na leen gaaw yàlla jàpp feeñal ñu jàpp leen jëlee ci kaso bi pays comme ni nga ko waxee léegi. d'accord c'est que Mbacké pays jooju kay Mbacké dafa partagé entre li may wax te non mu man réelu ko xam naa ak lu sérieux la mu nar a wax loolu mooy sama léegi nag looloo ko def pas de looloo conscience ma problème instant parce bi que bi nga nee pays am na lu ma jox mais pays ji dinaa ci ñëw li ci waaye yow Papa Ndiaye rek dafa bëgg a fàttali mais Maodo yow ndeket nan te nga waaw yow dama laa xam déet yow kay sa bopp nga xam ma ne pays rek nga dem ci nan dama laa xam yow ba yoo réegam ree di waaw parce que li ñuy wax nag li ñuy wax dafa doon loo xam ne waaw mais laata loolu sax Mbacké waaw c'est-à-dire déjà oustaz jërëjëf waaw forêt classée bu Mbao yàgg nañ fa dégg quand même ay coow c'est-à-dire que déjà foofee ci wàllu sécurité am na lu ñu fa war a liggéey quand même donte forêt bi dafa yaatu quand même mais def naa état bi am na liggéey bu am solo ci wàllu sécurité bu mu war a def ci forêt classée bu Mbao waane oustaz Maodo Faye tudd na civisme ak patriotisme defe naa yow boo ci mënee xuus ci gën ko yaatal ci baatu olof sax dina gën a baax dëgg la ñaari baat yu am solo la yoo xamante ne faawu nit ki xam maanaam lii lan la xam nga tey ki moom dara buntu këram di ko sàmm da koy sàmmal boppam waaye am na loo xamante ne kenn du ko sàmmal sa bopp waaye réew mi lañ koy sàmmal maanaam ñëppay ànd sàmm ko tey jii bu ma doon dox ba romb kañ ca teer ba muy dindi fiile di rocci waroon na maa jaral man ma jox ko sama bakkan balaa yoon a ñëw ndax la muy def li muy xañ réew mi ak li ñëpp bokk mu di ko sànq loolu mooy nit ki nga xam ne am réewam da koy jaral dara maanaam vrai patriote du baat boo xam ne dañ koy tudd dong waaye dereetam day du ne mbedd mi mbeddum buur la waaye day taxaw ci jàpp ne moom mooy buur xam nga boo jàppee ne sa bopp baadoola nga te buur tëdd pale yow mbedd mi yaa ciy loroo waaye buur moom dugg ci teer bi donc njabootam mën nañoo bañ a dugg ci teer bi kon nag la koy sàmm loolu suñu mbir la ñun mais Nicolas bu teer bi dafa feeñ waaye dafa am yu ko jiitu yoo xamante ne nii la mel gis nga boo doon dem Thiès ci corniche bi foofu bu njëkk da ngay romb poto lampe yu bëree bëri tëdd ndax dañ koo daaneel rocci fii li nekk ci biir te loolu 2002 kivir bi lañ doon voilà te loolu 2004 bu ma juumul wala 2002 bi Idrissa di organiser donc 4 avril Thiès bi ñu aménagé foofu def ay tëli foofu nekk foo xam ne dafa lëndëm am ay poto lampe da ngay boo fa doon jaar sa yaram day daw man ba nëga ni xaw ma ñi ngi ci jàppoon bu dee jàpp nañ leen fan la mujj waaye ay poto lampe lañ daaneel yu doon niital askan wi rocci ci lu ma tut 3 mètres beteex dem jaayi ko loo xamante ne nii la nga koy jaayee boo ci dundee ñaari fan mu jeex Mbacké nga baal ma mais yow da nga dem Thiès sax sori na waaw yow ñaata yoon nga yor sa oto Maodo yor oto ma yor sama oto ñuy dawal ci tali bi égout yi nga mu def ay pax man dama doon laajte mais lan moo tax égout yi di def ay pax nii xanaa du dañ koy teggi dem jaay ko donc mooy deuxième bi ma ci nar a teg ku ñëw ci terre bi nga ñëw fii gis égout yoo xam ne da nga koy nit a koy dindi dem jaay ko mu nekk pax moo xam ne xale mën na cee daanu ak jur mën na cee daanu mag mën na cee daanu ndox moomu di xeeñal nit ñi loolu yëpp ki dem jaayi ko du ci am benn 20 000 francs ba mu yóbbu këram moo tax léeg-léeg du saboté dëgg-dëgg xëy na ñu tudde ko saboté mais saboté mooy kuy dem di yàq nga xam ne dafay ñëw di yàq lii ndax bëgg a saboté buñ ko def mbirum politique loolu suñu mbir la ñun mën naa am ki koy def sax mën naa bokk ci parti bi di wateel parti bi bu watee jotoon wala muy koo xam ne dafa amul dara ci conscience rek moom daa jàpp ne daal naa am benn 15 000 francs bu ma dunde benn 20 000 francs bu ma dunde waaye loolu la mu koy jural la xamul après moo tax ñooñu bu ñu leen jàppee maanaam daan yi ñu leen di teg dafa wërta doon daan yu tuuti ba pare wërta na butu dafa war a doon daan yu ne fàng ba ñëpp ànd di sàmm li ñu moom réew mi nag sàmm liñ moom dañ koy wax waaye ñi koy def daa bëriwul maanaam façon yi daa wuute rek bii dafa fës waaye lu ñëpp bokk moom jàpp nañ ne yàqate dong lañ génne nga slogan bu bees nga ne ñu ànd sàmm li ànd sàmm waaw boobu kii la maa ko moom slogan bu garaaw maa ko moom tamponeel ma ci SMS gaaw nañ ci pirate waaw tamponeel ma ci SMS tamp naa ko SMS waaye bu ko kenn pirate ñu ànd sàmm li ñu moom waaw ñu ànd sàmm li ñu moom loolu nag loolu mooy yoon c'est-à-dire loolu nag loolu yoon sax boobu slogan bu garaaw la loolu nag quand même Mbacké nag il faut ñu daw kii BSDA BSDA ban moo xew léegi beneen bi Ngoné Ndour waaw kii du BDA xaw ma Sodas xaw ma lan Sodaf mu ngoog Sodaf dañuy dem protéger ko Sodaf seen kii bureau ngi fii à côté ñun ay voisins lañu ñu xam naa sax ñu ngi may dégg protéger leen ma ko en attendant comme ci rajo laa ko wax kay àgg na protéger leen ma ko ñu ànd sàmm li ñu moom léegi ànd sàmm li ñu moom googu day tàmbulee ca kaw ca politiciens yay lekk xaalisu réew mi
ca ñooy def ay détournement ba agsi ci ñi parce que kii dafa dindi terre bi rek waaye ki nga xam ne ay milliards daa jëmoon fenn mu détourné ko lim def moo gën a garaaw fuuf waaye loolu dafa fesut terre bi nag tey bi ma gisee waa ji di wax sama yaram dafa daw parce que loo xamante ne ñaari saxaar mënoon nañ cee daje tey nëga ni loolu nekk deegu du jeex parce que communication bi lañ dagg quoi maanaam orientation bi donc mu wonaat la saxaar bi war a demee donc muy daw benn bi di ralentir parce que mënatul woon a daw 30 kilomètres par heure mais ngeen jéggal ma puisque ñu ngi en direct ci YouTube ak Facebook jamono yi Sud FM seen rajo kilifa yi mu concerné ñu ngi déglu ak ñu ngi lire seeni commentaire kon ñu bàyyi ci xel commentaire bu ne dafa am solo jamono yi ñuy wax am na ci benn bu sunu mbokki Sénégal 24 yi bind moom laa bëggoon lire rapidement mu ne je reviens sur le commentaire de Serigne Saliou Gueye journaliste des médias mu ne ceux qui ont coupé ces câbles sont des travailleurs de ce domaine car ils ont reconnu les câbles à haute et basse tension. Justement maanaam est-ce que comprendre nga bu baax li mu wax ñuy nuyu sunu mbokk Sénégal 24 wante itam sunu mbokki des médias yi également yokk na ci ne car un journaliste comme moi ou bien un simple citoyen ne peut pas reconnaître ces câbles. mooy li ma doon wax léegi. waaw li ma wax léegi ne man ba ma fa yóbboo dem à la source xool fa mu gën a ñaawee mu daggee ko fa. lii mbokk mi wax bi mu ko wax yëgoowuñu damaa bëgg wax ne man mi bu ma joxoon paaka ne ma dama dagg ko du ma xam fu mu ne. moo tax léegi bi may tàmbali ma ne ña ko dagg foofa ñoom dañoo xam mbir mi ndax câble yi te jaawalewut fii waaw demul ca courant ba te xam nga am na ci woon boo ko laalee tey mën naa tàkk ba tàllu bare bare te guddi la ko def itam dem dagg ab giri cëppeelu très bien haute tension yi dafa doy waar courant bu garaaw la mën na rey nit ay nit sax mu dem tegg leen fa yëkkati ñaar dagg ci lii juróom benn fukki mètre 60 mètres la dagg yóbbu kooko moom ala kulli alin bis bu xaw ma kañ leen koy jàpp waaye bis bu ñu ko jàppee ku xam foofu la mën naa ne moo tax ma ne léegi est-ce que ci liggéeykat yi la est-ce que ku ñu waroon a recruter te recruter wuñ ko la est-ce que ku nekkoon ci ouvrier yi la est-ce que ku am lu ko metti la est-ce que sax ku waroon a fay du koy yàq de Maodo xam nga am ku ko metti mooy kuy dem di yàq mais ku dem dindi ko la dem jaayi ko bi nekk ci biir moom la ñuy jaay ci marché bi waaw d'accord mais dama ne dindi gi yombul Mbàkke bu la fa yóbbu doo ko mën a dindi luy loolu dama cee xam dara waaw baax c'est beaucoup man mii tamit xaw ma ci dara moo tax ma ne yaakaar naa ni ki def loolu ci bu ñu koy jàpp ci milieu boobu la bokk ku xam milieu bi la moo def loolu am na loo xam ni tey bu ko xamul mënoo ko et day risques yi ci nekk ak gas ci suuf ak fiil ak kum ci mënta doon ak kum ci mën a doon ku xam mbir yi la naam mais ku soxor la parce que tamit mënuma comprendre aussi lu concerner ay milliers et des milliers de personnes yow amoo benn conscience sur le fait que catastrophe mën na am yow tu ne penses qu'à ton intérêt quoi mais imaginez comme Nicolas li nga wax ne imaginons aujourd'hui que affaire bi ñu yeexoon ko yëg train bi signal bi doxul ak yu dama beneen ñëw nekk beneen ñëw ñu mbëkkante wala mu yeex ba dal ci kar wala affaire bi jeexu bañ a taxawati imaginez ñaata doomu aadama ñoo waroon a fa kooku criminel la moom mi ko def ay ab statut WhatsApp lay def ci rangoo ñu bari bokk ci Sénégalais yi jooy kenn xamul suñu yëf moo lay dàq jooy dàq laa ko man def rangoo ñu rëy lay def xam nga loolu baaxul itam moo tax kii daal gis bu ñu ko jàppee moom lépp lu yoon wax nañ ko ci teg Oustaz Dégo Mbacké de dégg naa ko walaay dama ne bu loolu amoon tey ba catastrophe am ci noonu la ñuy wax catastrophe moom ci boppam mooy njëkk a def statut WhatsApp am bind rip def ci rangoo ñu rëy di jooy te fekk te li rey nit ñi moo ko def xam nga rip lu mu dama koo ragal waaye xawma lu mu rip moom waaw mooy lan nee na dama koo ragal te xaw ma wóor na yàlla dama koo ragal parce que rip kat moom waaye yàgg nga ko gis rip rip kay yow it di rip kay ñun ñëpp a ngi koy gis moom la gaa yi yow mosoo laaj sa xel lan moo tax rip moom ay jooy rek lay àndal ay statut jooy rek lay àndal waaw léegi lan mooy rip rip anglais la wala français anglais la rest in peace maanaam repose nag wóor na yàlla repose en paix bari nañu koy bind ñoom a ci yem parce que li nga wax ni baat bi daa compliqué loolu ñëpp xamuñ ko rip en paix non rest in peace waaw mooy repose en paix en français français en paix quoi mais loolu repose xam naa nag koy waxee ci wolof repose en paix mooy noppalu ku noppalu ku denc ci bàmmeel ba ñaanal daal waaw ñu ne diw noppalu na quoi ñu ne noppalu loolu moom li ngay tekki ci wolof bokkut ak li ni ko laa làkk lan mooy loolu olof moom dégg naa ci tuuti waaye léegi repose en paix par exemple mooy lan ci wolof noppal ci jàmm rek noppalu ko nga ànd bàmmeel salaam fi xab voilà léegi bu ko defee kon Mbacke moo gën a xam li ma koy wax xaaral rek léegi xam na ko non c'est bon léegi Mbacke repose ici en paix boo gisatee ma wax ko ci français boo gisatee rip ci kii nu mu tuddati réseaux sociaux yi ak statut yi xam nga léegi xam naa ko bis na ka tey maa ngi ñu bëree bëri léegi xam nga ko léegi yéen ñi nga xam ne maa leen dimbali ba ngeen xam ko bu leen di nandatelu mel ne xamoon ngeen ko naan non déggal oustaz dafa xoromu xamu leen ko woon waaw repose en paix
noonu la n'est-ce pas. repose en paix waaw, wala mooy- non mooy anglais bi laa bëgg a repose ici en paix. voilà man xam nga français bàyyi naa ko non moom mu ngi ci anglais bi. rest in peace Rest in peace. oui merci yes voilà yes. jërëjëf Alaaji Mbàkke Sylla. mais en tout cas lu am solo la lu mat a bàyyi xel waaw mooy dalal noppalu li moom sama mouvement bi ànd sàmm liñ moom waaw maa ngi jaajëfal membre yi ci bokk yëpp ndax taxaw na déjà taxaw na am nga membre waaw taxaw na am naa benn présidente Fatima Sall fi naa ko léegi ci statut yi mu bind yow xama ci commentaire gars yi kon commencé nañ statut waaw ànd sàmm li voilà ànd nañ sàmm liñ moom defal ma logo bi léegi Pablaye boo paree Macha Allah. après ñu ànd sàmm loolu kenn dootu fi saax-saaxee lu ñu moom ñu taxaw di ko xeex Maodo bokk na n'est-ce pas non man bokk ma sàmm sañ ma mel Serigne Mbacke Sylla SMS ñu ngi koy sant di ko gërëm oustaz ñu ngi wax sànq ba léegi indiscipline u Sénégalais yi mais je veux dire indiscipline boobee pour régler ko aussi ça va être un gros souci parce que xam nga keroog ba ñuy waxi ñaari ndaw ya doon xeexoo ba di ci dóorante xam nga ñun yàgg nañ bi ñuy temps booy di xeexante school ak yu ni mel mais xam nga forme de violence bi mu atteindre ak le fait que c'est daf li réseaux sociaux yi ñëw daf ko gën a yokk nit am sañ-sañu filmer beneen booy di ànd ak benn violence ba di jël temps di ko diffuser am ñuy am temps di ko seetaan ak di ko liker ak di ko partager en fait tu te poses des tas de questions à ce niveau où se situe le problème finalement. waaw xam nga réew mi moom bu ñu bëggee defaraat lépp dañuy njëkk a yar mag ñi ba noppi. bu ko defee xale yi ñu wëlbati leen. ndax xale yi mbartal mi ma doon wax démb sóobu nañ ci mbartal mooy benn descente boo xam ne da nga fa benn bërigo rek xëpp ko ci xam noonu muy rouler dem kenn du ko mën a téye. gaañ ci mbartal moom la ñu nekk te man damaa gisatul kuy jooyanteek accu xam nga ak di artu xam nga am ay bëy ak i xar boo leen di sàmm léeg-léeg am bu bëgg a rëcc nga kar ko nii nangam. réew mi man dama fee gisatul kenn koo xam ne kii daanaka yaa ngi artu sa jaboot. maanaam artu gi mooy peuple Sénégal bi maanaam yar bi man kan nga yaakaar ne fi mu toll nii nit ñi xale yi jeunesse bi respecté na leen man xaw ma ko du ci am politique yi du ci kilifa diine yi du ci sax waajur yi nga xamee ne ñooñu jur nampal nu ci biir kër yi ndax ñooñu la njëkk a weddi ndax li feeñ Mbacke Sylla wax na ko benn journée maanaam li feeñ ci kër gi nii ci maanaam couple bi saaganteeg yu demee noonu loolu mooy rogaatal ci mbedd mi ñu ne déetawaay yemuñu ci kër ga yemuñu ci njaboot yi ñu dem ba ci xalif généraux yi di leen saaga ñu ne déetawaay nga bokk ci audience tarixa sangam ma bokk ci tarixa sangam ke bokk ci association islamique ñu tudde la yow da ngay def bidaa kii ne la yow nitu nangam nga te ñoom xamuñu ne baat yooyu ñuy génnee te yonent bi nee na même bu dee da ngay kaf di wax loo xam ne lu dëgg as fen yàlla mën na ko bind bàkkaar yooyu yëpp di ay yoo xam ne suñu borom a ngi di koy yan ñuy amantey bàkkaar di jëwante ci suñu biir te koo ci wax boo koo ci ne yaa ngi ragal yàlla mu ne maa la gën a ragal yàlla te yow bis boo xëy sa lammiñ wi benn borom xam-xam nee na yàlla daf noo jox ñaari nopp ak gémmiñ kon nee na la ngay déglu bu baax door a wax lu tax joxuñu ñaari gémmiñ benn nopp ñaari nopp ñaari bët ak waaw benn gémmiñ ba nopp jox na genn gémmiñ kon li ngay déglu li ngay xool daa war a ëpp de parler peu nga ne sunu borom daf ñoo jox ñaari nopp jox ñu ñaari bët waane jox ñu benn gémmiñ waaw lu tax mu war ñoo jox ñaari nopp ba pare jox ñu benn gémmiñ nga ne da ngaa war a déglu lu bari tey wax tuuti ngay déglu lu bari waaw tey wax lu tuuti waaw te it boo ci jógee ngay fal bët yi te folli làmmiñ yi est-ce que waaw loo gisal sa bopp ba mu doy la nga ne lii mën naa ci wax làmmiñ moom ku ciy sukkandiku les ribër yi doo gis dara da ngay nañ fal bët yi lu la loo ne yaa ngi xam ne lii bitóolu ndox la nga xam ne lii bitóolu ndox la kenn du ko werante waaye dégg naa rek ay nopp ak làmmiñ yi du tax kenn dem léegi nag société bi ci mbartal moomu lañ nekk te amatuñu benn kilifa respecté tuñu kenn am na fi waxtaan ñu fi defoon defe naa ne lu jiitu ngay ñëwal ci affaire divorce yi ak yu dama noonu te Mbàkke na woon nañ war nañ ci def waxtaan kër yëpp léegi doo xam sax borom kër gi ak soxna si kuy kilifa gi am na ci yoo xam ne mën noo yar seen njaboot ñee nga dugg fee génn fee te léegi am na ci loo xam ne lii gouvernement mënu ko waaye nag li wolof naan ku sa bopp sonal doo mën a dëkk ak kenn loo xam ne moom il faut que ñu bàyyi aussi gouvernement je veux dire retournons à la source Alaaji Mbacke Sylla bu ñu demee ba li Oustaz Maodo Faye di tudd am ñoo xam ne am nañ sañ-sañu di saaga ouvertement sunu ay kilifa diine te dara du lañ ci fekk di saaga sunu ay autorité parce que président de la république dara gënu ko kawe ci wàllu autorité ouvertement te dara du la ci fekk di saagante ci seen biir ci internet beeg réseaux sociaux yi ay xale tout tànk di leen seetaan def naa bu ñu demee ba jamono ay tout tànk même pas de 10 ans di am sañ-sañu ñoom itam di saaganteeg di reyante ak di ko filmer di ko diffuser loolu mën warta bett kenn wallaay warta bett kenn léegi bi nga posé question bi sax ci bu njëkk bi damaa tiit ndax bi nga waxee ne loolu lan moo koy faj lan moo ko fiy jëlee damay xalaat secteur yu bari foo xalaat ne moo ko fi war a jëlee nga gis ne foofa la ëppee foo xalaat ne ñoo ko fi war a jëlee
boo demee ca njàngale ma gis ne ñoo ko fi war a jëlee ca njàngale ma la ëppee nga ñëw ci kër yi gis ne ñoo ko fi war a jëlee ci parents yi la ëppee nga dem ci ñuñ fal jox leen doole wala sax ñi nga xam ne ñooy sol tëni waroon a régler nit ñi nga gis ne foofu la ëppee nga dem ci politiciens yi gis ne foofu la ëppee gis nga fi nga daanee léegi muy saaga gi ci internet bi moom yaakaar naa kenn du ko rafetlu ku koy rafetlu ku ne dañ laa saagaagut waaye ku ci amub bis bu ne wala nga gis ñuy saaga loo gëm wala loo jege wala loo fonk mu naqari la ndax nit day fonk boppam même kii saaga waatee ni muy traité nit ki bëggul ko ko traité noonu waaye tey bu fekkonte ne njiitu réew mi moom la naqari ba mu war ko fee jëlee moom ci boppam am nay saaga katam ci internet bi bërki démb dalal na ci paleem bi suñ pale bi ñëpp bokk koo xamante ne nii dafa ne ci internet bi di saaga waate moom sax ba mu estatee ba muy selfie moo président dafa wax ne ñi doon wax nag ne sama diggante ak président sama waajaa ñi nii mu yëkkati loxoom di tàllal te kooku liggéeyut ci internet bi lu du taxaw di saaga léegi ñi muy saaga ñu taxaw di saagaantee ko fayonteeg moom nga jël ki faral yow saaga dem damay xalaat ba mu yàgg ma ne bu dee ne ci internet bi la moom ak yooyu Macky Sall moom dafaa yóbbuwoon ay mbërëm dem bëre ji gaa yi gañe ko fa internet bi opposition bi ñoo ci teg loxo ñoo gën a ëpp rigueur ci loolu léegi nag mu ne nañ ko fi yamale dañ koy mettre en terme mbir mi dafa war a jeex dafa war a nàngam bu jeexee bañ bàyyi saaga sant nañ waaye bu dee saaga kilifa yi la moom ba muy am man dégguma ko ci woon waaye nag biñ tàmbulee jëm ci fameem kat kële saaga Mansour Faye fële ca Ndar ak doomam am lu mu leen tuumaal dañ koo jàpp yóbbu ci kaso bi waaye nag ñeneen a ngi fi ñu leen di tuumaal ci internet bi te ñu leen di tuumaal dégguma yoon jëli leen Mbacke yàgg naa dégg yéen ngeen wax ne du man kese bokkuma ci ku gën waa dëgg la moo tax damay ñëw ci ñàkk gee bokk waaye itam nag Nicolas itam góom bi léeg-léeg buñ koy dégg xam nga dëgg bu réeree ci mpénc ñu koy wër te gisuñ ko kilifaa ci toog ñun li ñu dal nii ñun am nañ ci part de responsabilité bu ma nee ñun mooy citoyen yi yëpp waaye suñu njiitit am nañ ci lu ëpp benn part ci responsabilité mais am nañ ci responsabilité totale ndax dafa am loo xamante ne gis nga boo yoree tama ci kër gi di tëgg ba pare ne say doom duñ fecc problème nga nar a indi boo bañee xale yi fecc mag ñi dañuy bàyyi tëgg bu mag ñi ñàkkee ak nu ma ko bëgg a waxe ab yar maanaam kilifa yi di yàq li ñu moom kenn ku nekk sa bopp gën laa yitteel ñi ci suuf itam seen bopp di leen di gën a yitteel ba ñu ànd fàtte réew mi moo tax problème la boo xamante ne ni bu ma doon xool man fu ñu koy diagnostiquer dëgg-dëgg man moom personnellement damay lottu ci ni lañ ko war a faje ndax foo yaakaar ne ñoo ko war a faj rek feebar baa ngi ci seen biir bu dee ci nitu diine yi feebar baa ngi fi bu dee ci waaraatekat yi feebar baa ngi fi bu dee ci jàngalekat yi feebar baa ngi fi bu dee ci ñoom Maodo journaliste yi feebar baa ngi fees fa dell bu dee ci politiciens yi feebar baa ngi fi bu dee ñi ñu war a faj ñoo gën a feebar malade yi fu ñuy wéree moo tax nag ma ne leen bërki démb en fait ñun ak ñeneen ak suñuy moroom ak ñi ñu ko sañ a wax dañuy nekk di wax nii rek pour occuper suñuy temps mais au fond dafa mel ni les problèmes là mënatuñu ci dara on est arrivé au point de non retour bu mu nekk nii rajo yeeg télé yeeg journaux yeeg yëpp dañ ciy wax nii ñun itam ñu wax ci rafetal et tout mais finalement dañ ciy buzz une semaine 2 semaines après ñu jàll ci beneen sujet en fait noonu lañ koy jàppee semaine bu ne ak benn sujet ñu wax ci ba géex jàll ci beneen sujet solution du am mukk mais ñu ngi jàll ci yeneen saa su ne Sénégal dana dem ba scandale dootu fi amati waaw scandale doo amati day mujjee sax waaw dañ koy banaliser day maanaam xanaa scandale yu gën a garaaw parce que scandale bu ne scandale ñu koy fàtte bu njëkk ba bu garaaw bu ne nag am na fi xam nga bu garaaw bi bu ñëwee boobaa tamit beneen day ñëwaat léegi yow fi mu ne li Nicolas njëkk a teg ci taabal ji TRB ñuy dindi fiil yi lu ko gën a garaaw ci àdduna loolu tey bu ñëpp amoon conscience dëkk voilà léegi nag ñun ñëpp kenn wërta ndékki waaw xam nga nag li nga wax dafa am solo da nga ni bu ñëpp amoon conscience waaw ñëpp àndoon war waaji ba jàpp ko waaw léegi nag bu dee waay la yow yaa ngi ngeen baal ma yaa ngi imaginer ñi usagers yi utiliser terre bi jamono ji seen xel nu mu war a mel c'est-à-dire instant bii nii ñu ci bëri ñoo xam ne peut-être bëriwuñu fit wala affaire yooyu c'est même pas une question de fit benn instant mais je veux dire seen xel du dal sur le fait que ñu ngi jël terre bi mais à tout moment mais genre action yi bu dee am mais da ngay tiit sa xel day jaxasoo xam nga tey jii li doon yoon bu doon ci yenn réew yi gën a civilisé dañuy téye terre bi jamono yi lu man ñetti fan ubbi ay enquête ba noppi recadré waat di waxtaan dalal xel nit ñi waaye psychologue waxtaan ak ñoom ba noppi bàyyi ban xool méthode bi ni mu méttee ak tam li mu doonte dana jural ay quelques pertes yu demee noonu après on reprend doogu jël nag ay dogal moo tax ma ne am na ci yoo xam ne fokk yat bi di dal sinon bu fekkee lu ñëw ñu falaa mu jàll comme ni Mbacke doon conscience bu fekkee yow ki ko am nag moom mooy xam loolu waaye ki xam moom yoon néewu ci def naan man sama yoon néewu ci yéeme na jërëjëf yéen a ngi ci ndekki li émission nandite yi jaajëfal leen yéen ñi participer ci plateforme digitale yi ndax ni ma ko waxee sànq
sànq kilifa yi mu concerne jamono yi ñu ngi déglu ak di lire seen i commentaires donc dina leen itteel par rapport ak liggéey gënuy liggéey exactement 11h45 yéen a ngi ci Sud FM la première radio d'information du Sénégal sponsor yi leen gunge bokk na ci ndox waalo mi ñuy bégalee saa su ne tàngal bégee mi ànd ak Balla Gaye ànd ak ndekki li waane itam boisson punch mi ñuy diggalee waane itam AME di agence bi nga xam ne moo ñuy sensibiliser ci wàllu économie énergie di leen jaajëfal waane itam di jaajëfal Sonatel Orange mi nga xam ne saa su ne ci fànn bu ne mu ngi gunge sénégalais yi le chanteur Dadju on le connaît très bien chanteur très talentueux ce chanteur donc célèbre et talentueux aimé de la jeunesse et se lance au cinéma on l'appelle le prince de la musique il joue son premier rôle dans le film Ima qui sera projeté en salle à partir du 13 mai à Canal Olympia. Entre mélodie et histoire d'amour, ne ratez donc pas l'occasion de découvrir le chanteur sous une nouvelle figure. À l'occasion, Orange offre à ses fidèles clients 446 places à travers une tombola sur les services Orange et Moi, School et Wido. 446 places yooyu yéen a ko moom artiste bu mag boobee di Dadju xale yi bëgg ko lool moo lancé wu ci cinéma def nekk acteur ñu xool diggante chanteur beeg acteur bi lu muy joxe Canal Olympia la ñuy seetaani ji cinéma ànd ceeg Orange mi gunge ndekkili émission nandite yi. nga ne waaj nu mu tudd Daaju loolu laay xalaat nii booba léegi Daaju. yow Nicolas Touré la yaa ko fi wax. xam nga Daaju moom la. Daaju kay beneen mbir la. xam nga déj yëpp sax am na waaye Daaju. Daaju moom Daaju kay saa waay dafa Daaju teel ko moom koo fa daaj sax. déet Daaju sax ñun ci njàmbur yi mooy ko xam ne suy moom. Daaju kay yàlla ci yàlla musul. ku naan lan suyu. Daaju loolu déet mun waa lu gën bu ne sa waay Daaju na. mooy ma nga ca xefitam ma nga ca secc bu. dana tengalang. waaye ma nga na tengalang la wax. non yéen lii captel leen ma ko mooy yónnee ko Daaju déedéet dama koy yónnee Daaju ci kii bi ci WhatsApp bi. yow xam nga Daaju dëgg waaw yor naa numéro WhatsApp am danaa mbàkk ne ndax Daaju nit la. non man pour man benn kii la benn genre affaire la bu ñuy tuddee Daaju mais nit ki boo tudd Daaju. man de man yéem na ma Daaju de non damaa kaa ne surnom la rek. yéen captel ngeen ma lii danaa ko yónnee kii message WhatsApp Daaju xam naa bu ko seetaanee dana ca bëgg moom mi nga xam ne da bëgg Sénégal. non kay benn question nga ma koy posé. ne ko fu mu Daaju. ok très bien loolu naa ko poser question kon à 11h48 ndekki li utile ak agréable nii na lu koy amalee saa su ne ci Sud FM moo tax ngeen taamu émission bile def ko émission nandite yi def ko émission leader bi ci jamono ji su ma xel dem ci taximaan yi ci tali bi ndax dañ ñoo bëggee saa su ne taximaan bu ñu naan Ahmed dikk na fi tey naan ma danaa la booleeg Serigne Mbacke Sylla taximaan yi fu ñu ma romb rek dana ma naan pimpimp waxal Mbacke mu bàyyi Maodo waxal ñu Maodo fay la ko waxoon waaye mais taximaan yi dama bëgg lool émission bi leen di ndekki li ñu def ko seen émission favori ñu ngi leen ciy béggee bu baax a baax moo tax tey maa ngi mel ni sponsor officiel des taximan xanaa déggoo ma de xanaa gisoo la ma zone tey waaw maa ngi mel ni sponsor officiel des taximan ndax la ma zone waaw zone bi wax nga dëgg ñoom seen kii dafa mboq comme nii waaw moo tax xanaa déggoo ma sponsor officiel des taximan waaw mais ana noir bi noir bi est-ce que du moo nekk ci suuf. waaw loolu la. xam nga ñoom sonn noir bu ma topp ba ma sës tamit. waaw sonn noir boo ko doon kii mooy sonn war. mooy. sonn war. sonn war taxi yi maanaam boo sonnee rek war ci ñu yóbbu. taxi mooy sonn war. waaw loolu mooy sonn war. mooy sonn noir. noir mooy si cheveux yi mooy. loolu luy loolu. waaw mais Maodo ba ngay tubaab de yow da ngay fàtte ne yow vraiment. yow kaw nga Maodo. oui ma non on va. bu ñu waxee Maodo non c'est bon. c'est bon xam na ko pourtant man bëriwuma tiitar. non bëriwuma tiitar mais da nga bëgg ay tubaab. on va boucler l'émission parce que non waxal ak Maodo. non c'est bon c'est bon yow. bàyyi ko karaw nu ñu koy waxee ci tubaab karaw defal naa ko Maodo Oustaz. lan la yow yaa ngi sa français. ni ma koy waxee du baax rek waaye da nga xam li ma bëgg a wax. moom mu ngi ci anglais. yow itam bàyyi koog français. te nekk ci sa anglais. yow itam welcome thank you. mu ngoog ke coow du jib léegi ngir tëj débat bi. ndax la ma dese bëreetul. mooy gannaaw nee nañ àgg nañ ci point de non retour. gannaaw dañuy wax nii rek ku ne ngi indi sa contribution. maa ngi déglu d'ailleurs maa ngi ciy nuyu bu baax a baax suñu xarit Alaaji Assane Gueye bu RFM. wax na moom ñun wax nañ ba tas saa su ne ñu ngay wax ñu ngay xëy di wax rek léegi dañuy occuper temps d'antenne di wax nii rek mais finalement solution dina doon lu jafe kii est-ce que aussi sanction yi warul nekk ay sanction yu sévère yu ni ko Mbacke waxee sànq yuy fës ñu xam ne diw sanctionné nañ ko lii ak lii ku ko defati nii lay demee ci yow bu boobaa ñu kii mais dafa mel ni aussi yenn sanction yi dañ koo ragal jël.
oui xam nga sax même boo gisee grâce présidentielle am na ñoo xam ne yoo boo ko defee kenn du la gracier lu mel ne ay rey nit ak crime yu doy wooru mais ñii bu leen jàppee kenn war leen a gracier ba yomal xiyam dafa am yoo xam ne il faut ñu yokk peine yi di gën a yokk am na ci loolu kooku maanaam réew mi bi lay dañuy wax ne am na état yoo xam ne dictateur dañuy wax ne may am na fu mu baaxee am na ñoo xam ni foog nga wutu yat bu tànk yat bi taxul du nekk nit dafa am doomu aadama yoo xam ne ñoo bàyyi mayee yem rek c'est ça teg ay daan ba noppi fisal daan yi voilà mu leer nañ bokk na ci li koy régler ba noppi itam forêt boobu ak forêt yooyu yëpp ñu yokk fa sécurité gis nga boo jaaree foofu tey dañoo laal li ñëpp bokk waaye même Kër Massar googu ci forêt bi da ngay gis koo xamante ne dañuy këfub saagam daw dugg ci biir forêt bi àll ne seen daw léegi armée beeg ñi nga xamante ne ñoo yor sécurité itam gën koo renforcer ci boor boobu dana am yu baree bari yoo xamante ne mën na koo yokk milliards yu toll ne teer ku ko def ci suñum réew te ñu nekk réew moo xam ne suñ conscience des na ci lu bari lépp loo xamante ne nit ñi mën nañ koo jël jariñoo ji ko ndax fii léeg-léeg ñàkk gi tolloog ñàkk yeewu gi ndax ak ñàkk du layal def loolu waaye ñàkk yeewu moom mën naa layal def loolu ndax nit itam coono ba muy def ci loolu dem guddi di dagg ay fil di rocci ak la ca mën a juddoo bu ko xamoon dana dem defi ko feneen furut foofu aw nit buñ tollee foofoon nag li ñu moom te ñu war koo sàmm nañ ko sàmmee itam aar ko maanaam def ci kaaraange gépp gu mat goo xamante ne ni dana tax ku fa nekkoon bala ngaa noppi ñu gis la autoroute bii nga xamante ne mooy autoroute bi bu oto amee panne balaa mat 10 minutes oto bi lay réparé ñëw parce que danañ ko gis seen caméra de surveillance yi terre bi itam nañ ko sécuriser noonu ndax milliards yi ñu ci wax toll na noonu nañ yokk sécurité bi aussi c'est vrai nañ ko sécuriser def maximum de caméras de surveillance donc gannaaw nit ñi mënuñu nekk fenn mais au moins caméra yi dinañ filmer lépp bu ko defee waaw ku fi defati lii rek mu leer nañ ñu ne la fang ba pare voilà dóor la sanction yu doy waar ginnaaw boot say loxo waaye ñu wone sa kanam voilà xam ne kii Matar Ndiaye mii la dana am solo nga ne kii mouvement bi nu mu tuddati waaw ànd sàmm li ñu moom ànd sàmm li ñu moom mouvement bi Serigne Mbacké Sylla aka SMS lancé na ko muy mouvement ànd sàmm li ñu moom kon nañ ca dem danañ ci ñëwaat nga gën koo yaatal après ñu xool nu inshallah ci texte yeeg na muy doxee ni mu war a doxee ñu xool Maodo ban poste lay jël waaw parce que bokk gi amoo ci soit far force la bàyyi mu set temps bi jeex na bàyyi mu set bokk nga de bàyyi mu set temps bi jeex na Souleymane Fall parce que contribution yi bëri na macha allah Souleymane Fall nee na lii yëpp am jot la rek am jot a ko waral maanaam voilà yàlla nañu yàlla musal ci am jot bëri jot ba nga xam ne passé suñu temps à lijjanti lu suñu yoon nekkul passé suñu temps ci internet passé suñu temps am jot toute la journée li waa ji wax am na solo nañu yàlla musal ci am jot daal nañuy ñàkk jot ah n'est-ce pas oustaz yàlla ñàkk jot voilà merci jërëjëf te ñàkk ko suñu sago waaw ñu bañ ñëw positif n'est-ce pas jërëjëf Serigne Mbacké Sylla jërëjëf oustaz Maodo Faye jërëjëf merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis c'était un plaisir de vous accompagner comme tous les matins à travers votre émission préférée Ndeki Li émission Nandite yi merci à l'équipe digitale merci à l'équipe technique merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde à travers nos plateformes digitales jërëjëfati passez une bonne journée bon appétit et surtout n'oubliez jamais viser la lune c'est important n'est-ce pas salut à tous et à demain tàngal bégee ak si setam yii punch ndox mu sell mii di Waalo Orange ak AME ñoo ngi leen doon may seen émission Ndeki Li